asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi tey ji talaata yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2020 ñu fas yéene leen jukkil li gën a fës ci xibaaru tey yi. dañu koy dooree ak président Macky Sall mi nga xam ni mi ngi doon rek inauguré centre bi nga xam ne moom la ñu tuddee centre des maladies infectieuses fële ca Fann foofee nag président de la République son excellence Macky Sall profité na ci ngir wax ak askanu Sénégal ci tolluwaayu jàngoro ji ak ci tamit di leen gën a ñaax ñu gën a respecté li ñu tuddee mesure barrière di takk masque yi bu baax di moytu ndaje yi nga xamante ni ak déplacement yu amul njëriñ nee na nag nañu xalaat ñi ci ñàkk seen bakkan xalaat ñi ci loru xalaat yi tamit ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi ak seen i njaboot loolu bu ñu ko defee jàngoro ji dina dellu ginnaaw dinañ ci dellu soit ci biir xibaar yi. ci njàng mu kawe mi nar a am ay yëngu-yëngu loolu nag ñi nga xam ni ñoo di SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi nee nañu nag bu ñu moytuwul dinañu banque seeni loxo duñu faste xànc ak moroom ma ndax li ñu bëgg daal mooy gouvernement bu Sénégal daal di ubbiwaat waxtaan wi nga xam ni seqoon nañu ko jëmale ko ci li nga xam ni mooy seen plateforme revendicative di poñ yi nga xam ni moom moo leen naqari te ñu bëgg rek ñu saafara ko. tey jii naqar ak tiis amoon ci génn àdduna général Mamadou Niang ñu jullee ko ca mosquée omarienne foofee nag ñu bari ci ay kilifa teewoon nañ fa di kilifay l'armée gi ak i tamit ñu bokk ci gouvernement bi ay xaritam ay am di jàmmam ak i mbokkam kenn ku ci nekk témoigné ko lu am solo ginnaaw loolu ñu yóbbu ko ca sëggi Yoff jébbal ko yàlla suñu borom mu nekk bés bu nga xamante ni Sénégal am na ci tiis ak naqar ci génn àdduna kilifa gu mag googu baaxoon loolu la. suñu rubrique réussir au Sénégal tekki ci biir dëkk bi lu mën a nekk la tey jii nag Daouda Thiam di entrepreneur bu ndaw moom tamit di ndaw nekk ci maanaam mbir mu nga xam ne moom la ñu tuddee jàngale ak tàggat xale yi moom nag moom mooy PDG bu université Kéba Mbaye nekk tamit njiitu ONG Open International bokk ci ñi nga xamante ni magazine bi ñu duppee Influence Afrique ñoom ñoo ko tànn ci juróom fukki doomu aadama yi nga xam ni ñoom ñoo gën a rek yëngal Afrique sowu jant jëmale ko ci seen wàllu liggéey. tey jii son excellence le président de la république Macky Sall ma nga woon ca Fann ci rek centre bi nga xam ni moom la ñu jagleel lu jëm ci maladie infectieuse moom nag da ko doon rek dalal ci loolu nag moom président de la république son excellence Macky Sall profité na ca ngir gën a ñaaxaat askan wi nee na daal mi ngi wax ak ñi nga xam ni tey jii ñi ngi wéy di rek de bàyyi li ñu tuddee mesure barrières yi waaye tamit du ñu takk seeni masque takk bu baax ñi nga xam ni dajaloo defuñu ko muy dara distanciation sociale du ñu ko respecté lépp li kër docteur tere dafa mel ni ña nga ca am na ci sax ñu nga xam ni nee na dañuy dem bay jiixi jaaxa naan jàngoro ji am na ak amul nee na nag ñooñu li mu leen bëgg a wax mooy yéen a ngi rek tukkal àdduna yéen a ngi rek mettre en danger seen bopp waaye tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoom ngeen dëkkal ak seeni bokk yéen a ngi leen di yóbbee musiba nee na xalaat leen ñi nga xam ne tey jii ñàkk nañu ay mbokk ay am di jàmm ak ay xarit ci wopp ji mu yóbbu leen nee na xalaat leen ñi nga xamante ni tamit jàngoro ji daloon na leen te ñu wér ak coono yañ ca daj ak métit yañ ca daj nee na yi tamit na ngeen xalaat ñi nga xamante ni tey ñi ngi ci biir hôpitaux yi tëdd ci lalu hôpital yi nee na nag li nga xam ni moom lay ñaax askan wi mooy ñu gën a jël suñu ay matuwaay respecter mesures barrières yi daal di moytu dajaloo yi moytu yi tamit déplacement yi nga xamante ni nii amul benn njëriñ loolu yëpp président de la république gën na ci ñaax askan wi ndax li mu xamle daal moo di ni jàngoro ji mi ngi wéy di law mi ngi wéy di lor te askan wi dafa mel ni fi mu nekk nii dañoo xaw a bàyyi ndiku ba tax na moom président de la république mi ngi leen di gën a ñaax ñu dëppoo ak li kër docteur di tere.
leneen li ci des moo jëm ci njàng mu kawe mi syndicat bi di SAES ëmb jàngalekat yi yëngu ci daara yu kawe yi ñoom nag nee nañu daal bu ñu moytuwul dinañu toog du ñu fas te xànc ak morom ma ba lii di daara ju kawe ji yëg ko li ko waral nag moo di ni daal dañoo bëgg ñii di gouvernement bi gestu leen te la nga xam ni moom la ñu nësaxoon doñ ko waxtaane ci seen plateforme revendicative muy li nga xam ni ca la ñu tënk poñ yi li nga xam ni moom la ñu bëgg rek ñu saafara ko nee na loolee bu fekkee ne gouvernement bi saxu ci yàbbi wala boog woowu leen ngir ñu toogaat waxtaan ci dinañu toog daal di yëngu loolu nag Adama Sarr ak Bara Sow ñoo ko teewe woon. kuréeli syndicat bi nekk ci njàng mu kawe mi jamono ji nag ñu ngi dànk fanaanal Malick Fall ak i ay àndandooram di fàttali nguur gi point yi nga xamee ni xaatimoon nañ ko. bi ci jiitu mooy problème mu texte de gouvernance dañuy fàttali ni université yi dafa am benn loi bu leen régir depuis 2015 loi boobu nag bañ ko voté léegi dafa am ay yeneen décret yu mu waroon àndal pour permettre aux universités maanaam ñuy dox ci doxalinu yoon mais ñu gis ni depuis 2015 ak tey ñoom amul benn décret boo xam ne à part décret bi ma junj sànq ni président de la république moo ci dugal loxo ba ñu signé ko en avril le 23 avril 2020 à part boobu amul benn décret boo xam ne ñu signé lu aju nag ci wàllu recherche bi waa SAES bëgg day ñu gën a fullaal li ni mel fii ci Sénégal ak ci Afrique. gëstu bi nag dañu wax ni réew ñi nga xamee ni dañoo bëgg moom seen bopp tey wala réew yi moom seen bopp tey dañu nekk réew yoo xamee ni dañu investir lu bari ci wàllu gëstu te tey jii li xew ci àddina bi muy mbas mi war na ñëpp ni amul kenn koo xamee mën ngaa am yaakaar ci doomu adama bu jiitu yow yaakaar bi nga am ci sa bopp. lu aju nag si professeur yoo xam ne dañ leen jëloon ci université yi ñooñu nag ba léegi jotuñ seeni payoor waa SAES di ci dànkaafu. L'année dernière nous avons eu dans le cadre des discussions avec le ministère de l'enseignement supérieur. niki daaw amaloon nañ ay waxtaan ak jëwriñ giñ dënk wàllu njàng mu kawe mi si noonu sax lañ juboo woon ba jël 200 jàngalekat ngir yóbbu leen ci université yi wante ba fu ñuy wax ak yéen nag ngir ñooñu le jot ci seen payoor nekk na lu jafe te loolu la xam ngeen ne dafay indi njeexintal ci njàng mi nga xam ne mooy xew ci daara yu kawe yi. sur mais le fonctionnement des universités. lii yëpp nag bu fekkee ne day nguur gi indiwu ci ay saafara kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara ju kawe ji nag fas yéene nañoo yëngal nag di année universitaire 2020-2021. njabootu jàng meeg jàngale mi nag daal di nañuy jot lu toll ci fukki millions yi masque ñi nga xam ni ñoom ñoo leen ko jox mooy délégation générale de l'entrepreneuriat rapide ñu jagleel ko jigéen ñi ak ndaw ñi 3 milliards ci suñuy koppar la ñu ko jagleel ngir rek ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal mën a daal di fexe ba aaru ci jàngoro ji di woppi coronavirus ji ministre yi tamit di gën a ñaax ñi nga xam ni ñooy askan bi ngir ñu dëppoo ak li kër docteur yépp digle Babacar Seck. fukki million ci ay masque la njiitu réew mi jagleel ministère yi yëngu ci wàllu njàng ak njàngale jaarale ko ci délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes masque yooyu ñu jébbal ko ministre yi. président Macky Sall moo jënd 10 millions de masques yi may ko élèves yi ak enseignants ak étudiants yi pour ñu mun a respecter mesures barrières yi la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes liggéey na ak artisans au Sénégal yi. fukki million masque yooyu ñi ko defar di ay ñawkat yu nekk ci réew mi loolu may leen ñu am ci koom ginnaaw bi mbas mi ñëwee nërmel barabu liggéeykaay yu bëri. li ñu si liggéey loolu yëpp liggéey nañ ko à temps ci délai bu mucc ayib te fay nañu suñu xaalis yëpp ba ma sëkk donc ñu ngi ciy sant di si ñaax Sénégalais yi tamit ñu gën a consommer li nga xamante ne mooy consommation locale bi parce que li dimbali na artisans yu bëri yoo xamante ne ñu ngi nekk suñu secteur parce que ñu ñëpp jógoon nañ taxaw liggéey ci atelier yëpp a ngi doon yëngatuwaat parce que mbas bi ñu fi duggee instant yi ñëpp jaaxle woon nañ ci fa la ñu jëlee ay masques yëpp. ginnaaw masque yi dina doyee daara yu ndaw yi ba si yu kawe yi li ci des mooy ñaax ndongo yi ak waajur yi ñu koy takk ngir mbas mi jóge fii. ñuy wax ak waajur yi ne masque yi ñëw na doy na mais dafa am njëriñ ci xeex bi ñuy xeex mbas mi il faut que ñu wax ak xale yi ñuy takk masque yi dina leen aar ci école yi dina leen aar ci mbedd mi
mais dina aar tamit mag ñi ñuy fekkaat ci biir kër yi donc loolu c'est important ñu ci wax communauté universitaire bi ñoom wane woon nañu li ñuy wax résilience seen taxawaay mais là dama leen di ñaaxaat parce que li président joxe ci turu askan wi yëpp la cela veut dire bu askan wi bàyyee ci ñoom xel ñoom tamit dañoo war a taxaw ni mu war a taxaw parce que 2 millions de masques ci secteur de l'enseignement supérieur loolu effort yu mag a mag la te ñoom tamit sant nañ ci mais dañ ci war a taxaw tamit. DER dina gunge ministère yi nga xam ne jébal na leen masque yi ngir ñu mën ko yeggale ci gox yi nekk Sénégal yëpp. woppi coronavirus ji am na njeexital lu bon ci koom-koom mi loolu nag ONG bi nga xam ni moo di 30 moom moo ko daal di gëstu ba saytu ko ba jàpp nañu ni daal ci li nga xam ni moo di gafakak réew mi wàññeeku na bu baax a baax jóge na ci fukki million ak wala fukki milliards ak juróom-ñeent daal di wàcc ba ci ñeent fukki milliards état bu Sénégal nag nee na faaw ñu wut rek ay solution ngir saafara lu ni mel bu ngir fexe ba li nga xam ni moo di koom-koom bi daal di jógaat Aïssatou Diak Seydina Mbaye. budget national bi nag daal dinay am ay jafe-jafe ci wàllu mbas mi di coronavirus ba tax na déficit budgétaire bi daal dinay jóge ci 400 milliards at bi ñu génn dem ci lu ëpp 700 milliards at bi ñu nekk muy 2020. tendance yooyu la wane déficit bi yokk nekk 743 xam nga déficit mooy la manque pour ce budget équilibre boo amee 2500 recette nga am dépense 3000 francs am nga déficit 500 francs foo koy jëlee daf koy lebi c'est ça le déficit donc déficit ñëpp a koy am mais bu dépassé 3% day jéggi dayoo dañu jàpp ne c'est un déficit excessif ñu ne ñu ngi 7% d'ailleurs UEMOA sax dana amul problème damay geler critère de convergence yi donc yooyu yëpp vraiment yu ñu gis la en termes de tendance en termes de législation exceptionnelle ndax tension bi jël ay ordonnances en matière financière en matière. nguur gi nag daanaka dogal yëm jëloon ci mbas bi andi na ay jafe-jafe ci biir situation ba tax na économie bi nag daal dinay laal yeneen i secteur bu mel ni tourisme waaye it ak transport. bi mooy les finances publiques ci boppam instant yi bu Sénégal bu réew yëpp nag dañoo am problème parce que xam nga mbas mi ak li mu indi couvre-feu yi ak mesure d'urgence yi dafa tax ba nit ñi vraiment dañoo obligé. ku nekk wax dëgg fa yàlla toog sa kër te bu ñu toogee seen kër demalante bi ak dikkate bi amul offre bi day wàññeeku demande bi day wàññeeku. nguur gi nag daal dinay andi pexe ci bile mbas loolee nag tax mu jàll ci li nga xamante ne moo di réduction budgétaire daal di andi ay doxalin yu yees yoo xamante ne dina mën a jógalaat économie sénégalaise bi. crise bu amee nag ñun comme ñun bëriwuñu xaalis il faut que état intervenir état bi stratégie boobu la jël muy bu am solo mu décider na moom 1000 milliards lay jël dugal ko. loolu doyul même si 1000 milliards yi xaalis bi mën nañ xool après fu ñu jógee kan ko joxee am na bor ci biir am na loo xam ne Sénégalais yi par exemple Sénégalais yi dugal nañ 20 milliards am na loo xam ne lii ay bor la yu am doole moo tax d'ailleurs léegi dañu egg 70%. mbas mi di coronavirus daanaka bu jugee ci wér-gu-yaram daal dinay laal li nga xamante ne moo di économie ba tax na nguur gi daal dinay lancer ay plan yoo xamante ne dina mën a tax ñu mën a génn ci jafe-jafe yu ñu mel ci wàllu wér-gu-yaram waaye it ci wàllu économie. doon lël bu nga xam ni ONG 3D moom moo ko sooke woon ngir rek xool ak xayma jafe-jafe yi nga xamante ni nii lii di coronavirus bi jural na ko lii di gafakak réew mi dañuy àddu jëmale ci génn àdduna général Mamadou Seck moom nag tey jii rek la ñu ko denc ca Sëgi Yoff waaye laata loolu fa nga xam ni moo di mosquée omarienne feesoon na dell ak ay nit ñu ci bari ñëw ñu jullee ko ñaanal ko ñu ci bari yëkkati ay seede ñu ràññee ca ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam rawatina yi tamit ñi nga xam ne ñoom la seqaloon l'armée gi ak ñi nga xam ne ñoom la seqaloon administration yi seede yépp benn la woon ku baax jóge na fi Omar Kane ma falfal général Niang wekki na ay raayam mbooloo bu takku mu dajaloo fii ci mosquée omarienne ngir fekkee jullit néewu général Mamadou Niang Thierno Madani Tall xalif famille omarienne moo jiite julli gi général Mamadou Niang tàmbali carrière am comme jàngalekat dem ba nekk général des armées carrière goo xam ni daanaka réewam kese la ko jagleel. Au plan militaire, grâce à ses aptitudes. général Niang yéeg na ba yegg ci ndombal tànk bu gën a kawe ci l'armée lépp ndax xarañteefam
jiite na bataillon des blindés nekk na commandant de secteur ci zone sud commandant second détachement sénégalais bi ñu yóbbu woon Liban sous-chef opération ci état-major général des armées directeur des SE sous SEMGA ak inspecteur général des forces armées. ginnaaw carrière bi mu def ci l'armée bi nag nekk na liiti ministre de l'intérieur nekk itam ambassadeur fële ca Guinée-Bissau ca Grande-Bretagne ngir wax leen rek ne kiiti Mamadou Niang général Mamadou Niang dundam yépp réewam la ko liggéeyal. notamment en Guinée-Bissau et en Grande-Bretagne. C'est dire que le général Niang a consacré toute sa vie à son pays. seede yi benn la ci ñi liggéey ak moom ci l'armée bi ba ci administration bi nit ku wàccee boppam. moom nit ku baax la nit ku sedd dañuy wax général mais fii nit ku sedd nga daje nit koo xam ne buy wax sax doo ko dégg nit koo xam ne dafa am respect ci ay naataangoom am respect ci ñi nga xam ne ñoo ko fóoti suuf buy wax ak yow da ngay yóbbu sa nopp ngay yóbbu pour déglu ko loolu mooy nit da ngay respecter ses subordonnés te moom wan nañu ko jàngal nañu ko te ñun ci yoon boobu la ñu topp en tout cas tey Sénégal perte na un grand homme nit ku màgg. mais li ma mën a wax man ca témoigné ko sur le plan social ak professionnel mooy bi mu yore ay ndomboy tànk ci ministère de l'intérieur Sénégal yëpp xam nañu ne wax dëgg yàlla mission accomplie wàccoon na ak liggéey boobu waaye xam nañ ne aussi sur le plan social parce que ñun dañu am ay relations d'alliance xam nañ ne sur le plan social c'est un très bon père de famille ku yar njabootam li ñu mën a retenir ci moom mooy ku jub ku maandu ku am compétence ku bëgg doomu aadama yi ku amoon relation familiale bu am solo loolu daal mun nañ ko wax ci moom ñu ngi ñaan yàlla xare ko àjjana. Pape bu taxawoon ay doomam itam. Nous avons perdu un père, un ami. Vous avez perdu un frère, un ami. ñoo ngi leen di gërëm bu baax. Il restera toujours dans nos cœurs. ndaxte wax dëgg yàlla fu ñu waroon jaaral nañu fa. Aujourd'hui xëy na ñàkk nañu mais ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax moom accompagné ni lu mu mën il a toujours été à côté de nous jusqu'à ces derniers instants. ginnaaw julli gi ñu yóbbu ko armée lu Yoff foofu le général Mamadou Niang tëdd ginnaaw dund gu am solo. réewum Sénégal di jooy général Mamadou Niang mi fi dëddoo ñëpp def seede bu rafet ci moom ñu denc ko ci sëgi Yoff jooy yi fendeegul keneen génn àdduna muy Idrissa Diallo nekkoon maire bu Dalifort nekkoon nit gu am gëm-gëm ci wàllu politique nekkoon ni tamit ku nga xam ni ku doon jàppale doomu aadama yi la ñawatina ñi nga xam ne ñoom la jiite woon waaye nag qualité yu bëri mën nañ ko ràññee ci moom ca Dalifort tiis ak naqar lañu fa ràññee waaye ñëpp kàddu gi benn la ku baax ku woyof ku mën a dimbali ay nit dëddoo na fi adjoint itamit di wax lu ni mel garde corps ni moom itamit li nga xam ni moo ko delloosiwaat ci société bi mooy Idrissa Diallo ñu koy tamit jàll ñëpp ñi nga xam ne ñoo dëkk ca Dalifort Abdourahmane lii moom moo fa demoon. fii ci commune Dalifort bésub tey bi bokkul ak yeneen yi. ñi dëkkee fii dañoo ñàkk ki nga xamante ni moo nekk seen maire gannaaw feebar bu gàtt bu ko tëraloon ca maire ba fa sax nit yaa ngi dem ak ñëw. ngir wutali ji ci këru ki nga xamante ni moo fi laaxu adjoint wam di Cheikh Diop nee na xamul lu muy wax mu jàpp si ki fi laaxu nit ko nga xamante ni daa amoon gëm-gëm si lu mu doon def. lu ma wax benn am na leneen lu ko ëpp dama dund ak nit ki. nekk ak moom yàgg ak moom nekk ci wetam événement yi ma dund ak moom yëpp lu ma marqué la ci moom mooy armam et mooy nature am aussi nit da ngay am sa nature muy ku courageux la ku digne la ku amoon ay valeur la nekk nit conviction aussi kon donc kooku du man rek maa ko wax loolu ñëpp dañ ko xamee. génnuk àdduna Idrissa Diallo mi xol gu jeex la kii nekkoon garde du corps am jëlee Sidi Sissoko ngi xamle ni daa ñàkk ki nga xamante ni moo ko delloowaat ci société bi. non dafa joué sama carrière lu bëri maire adduna bi yëpp Dalifort ñu ma xam buñ ma seetaanee dinañ xam ni moo dëgg la bon nekkoon naa ci guddi gu boo xam te ne nii bàyyi guddi gu bërsëdagul def naa connerie bu nekk jaar-jaar bu nekk am naa ko fi Dalifort ñëpp abandonné ma ñëpp
ma des ak sama papa ak sama waa kër kase ak samay mbokk mais grâce à Idrissa Diallo moo ma récupéré dugalaat ma ci société bi dañ ko doon woo sax naan ko kii lan moo tax nga koy jël kii nga xam te ne bandi la kii nga xam te ne baaxul tey baaxul mu ne leen bu nekkee nit ku bon rek ñu sànni ko rek kon kenn du baax kii il faut mu ñëwaat ci société bi amul problème bu ma génnewul dem naa fi prison moom mu ànd ak jabaram ñëw fekk ma foofu noonu ma jënd xam ne kii nit la boo xam te ne jar na àndal ni ma téye noonu laa ko téye te franchement samay jaar-jaar métti woon na trop ci digg Dalifort bi fii mais à grâce à Idrissa Diallo moo tax tey jii nii alhamdulilah rabbil alamin may sant yàlla. mettitu xol googu moo jàpp Samba Lawbe Ndiaye mi ngi xamle ni daa ñàkk ab xarit goo nga xamante ni daa bëggoon nit. bëgg na nit bu la gisee su yoree otoom sax day wàcc ñëw taxaw waxtaan ak yow ku social la social lépp la war a signifier parce que nit ku koo joxul it mu ñëw nga waxtaanal ko ba mu giif rek ci social la bokk donc Idi était partout. ca këram ba doo dégg benn bruit. soxnas Idrissa Diallo mi ci kër gi toog nax ko yombul ci suufu tànt bi ñu muy liggéeyandoo la xaritam yekk jege ñaaleem ñépp toog bokk di ñaanal ki nga xamante ni moo di Idrissa Diallo ngir fu mu jëm gënal ko fu mu jugee. direction générale bu E-Media di jaale Idrissa Diallo ak général Mamadou Niang seen njaboot di leen ñaanal mu dëddoo leen jàmm te yàlla xaare leen àjjana. tey jii dañuy daal di waxale jëmale ci commune bu Salikégné nag nekk ca frontière u Guinée Bissau ñoom nag seen budget rek bi nga xam ni moom la ñu amal ñi nga ko daal di saytu mu toll ci téeméeri milliards ak fanweer ak ñeent nee nañu nag budget boobu lu ci ëpp dañu koy daal di jëmale ci wàllu wér-gu-yaram rawatina xeex mbas mi waaye leneen li nga xam ne moom lañ ci ràññee yi tamit moo di ni am nañu machine échographie ngir gën a jàppale askan bi ci seen wàllu wér-gu-yaram donte am nañu ay jafe-jafe yi tamit lu jëm ci wàllu recette fiscale ak lu ni mel ñoom dinañ ci dëppoo ak yoon maire ba di Massiré Souaré moom moo xamle lu ni mel ci micro Seydou Diatta. ñu ngi ci sant conseil yi ak population yëpp. puisque jóg ñu rek convoqué vote du budget dañoo déroulé loo xamante ne mooy lu ñuy ooyee budget participatif mooy def waxtaan ci quartier yi yëpp recueillir avis yu population ak li ñu bëgg ak li ñu ni ñu nar a jàppale commune bi pour ñu exécuter budget parce que loolu tamit am na solo budget mën ngeen ko xayma ci ay millions ñun ñu ngi ci 134 millions 134 millions. lu ndaw la pour commune mais quand même lu bëri la pour ñun puisque bëgguñu jox ay montants yoo xamante ne duñ ko mën a mobiliser après à la fin ñu am problème pour atteindre nos objectifs moo tax ñu def un budget réaliste et réalisable. incha allah si budget bi tamit am nañu fa ay prévisions ñu prévoir pour santé bi mooy tabax ñaari pavillon pour loger machine échographique bi. pour nga def koy fale nga def voyage bi dem ba Kolda te chaque 2 semaines ay 30 personnes 30 femmes enceintes ñoo doon déplacé wu dem ba Kolda donc moo tax c'était une priorité pour ñu jox suñu jigéen yi suñu yaay ak suñu jabar yi machine boobu pour ku bëgg a def échographie di nga jóge sa kër dox dem ndànk dugg poste de santé bi def sa échographie te kenn du la xamal dara. c'était une priorité parce que suñu situation géographique moo ko laaj ñu ngi fii nii dënd ak commune boo xamante ne moo ñu wër mais moitié village bi yëpp ñun ñoo leen jël en charge mais aussi ak Guinée-Bissau boo xamante ne ñu bëri seen maladie fii lañ koy indi donc loolu la ñu nam def sans compter lu ñu war a def ci éducation bi ak jeunesse bi tamit te incha allah je pense que ak li population jël comme engagement mooy fay impôt bi ren suñ ko defee je pense lu bari mën nañ ko def ci budget bi. ci wàllu tàggat yaram dañuy des foofee ca diwaanu Kolda Ibrahima Ndiaye Chita di sélectionneur bi nga xam ni moom moo yor xale yi yëngu ci wàllu football ci mbeex mi ñu koy wax football beach soccer ñoom nag dinañu amal lii di Coupe d'Afrique bu beach soccer ci Sénégal moom gën na dëggal loolu gën ko firndeel ni réewum Sénégal ñi ngi taxaw ci dalal Coupe d'Afrique boobu ñu jagleel football bi ñuy def ci mbeex mi naka noonu yi tamit nee na rek amoon nañu ndaje mu am solo ngir rek xool calendrier bi ak i tamit nan la ñuy def
def ak fédération sénégalaise bu football ba dooraat lii di compétition yi rawatina championnat bi defar calendrier bi ba xale yi mën a am dara ci seen i tànk balaa loola naka noonu yi tamit xamle na ni dinañu organiser benn championnat foot en salle foofee ca Kolda ñu déglu Ibrahima Ndiaye Chita ci micro Seydou Diatta. fi mu ne nii incha allah bu neexee yàlla àllarba dañu war a daje fédération pour que les présidents de club là 20 club la ñu am ñooy def championnat bi ku ci ne ñu mën la jox sa feuille de route ne la championnat bi le 9 lay commencé jeex le 23 mars parce que dañuy organiser coupe d'Afrique bi du 23 la au 29 mai à bu beach soccer au Sénégal donc ñun war na fekk suñu kii jeex parce que avril koor gi la ñu duñ ci def benn pratique. yàlla dimbali nañu on a un centre technique Jules François Bocandé à Toubab Dialaw bu nga xam ne bi am na terrain de beach soccer bu ne ci biir man mii lañ ko tuddee terrain bi donc ñun mun nañu entraîner foofu xam nga bulle donc ce sera entre nous on va prendre les mesures barrières de telle sorte que ñu permettre ñu pour ñu mën a def suñu tàggat yaram quoi. comme ni mu amee ci foot à 11 bi ngi commencé le 2 nous on commence le 9 bu soobee yàlla 2007 coupe du monde lañ nekkoon Brésil. su guddee man damay gis kii di tàkk projecteurs yi j'ai dit attends il faut ma laaj am na un Sénégal bu fa ne ma ne ko mais projecteurs yi di tàkk guddi naa c'est quoi mu ne ma non ay terrain de futsal la xam nga pour lan pour occuper les jeunes parce que xam nga le problème de drogue bi am Brésil avec la criminalité mu ne ma léegi nous dañ leen di defal ay terrain bu ñu ciy jouer à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. mais kooku bu paree dina taal leneen lu dul ñëw di agresser nit ñi te dem tëddi nelaw mu ne ma c'est comme ça qu'on éduque les enfants mais exemple boobu ñun war nañ ko mën a def fii. Ce samedi 19 décembre à partir de 11h. Dakar il faut que ñu décentraliser yi mbir yi mois de février COMEX mooy comité exécutif bu fédération avalisé na kii bi tournoi bi de sorte que danañ ñëw Kolda def ko fi. ci wàllu xibaaru bitim réew dañuy dem fële ca réewum centre Afrique wote yi ñu fa doon amal niki dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre observateur yi nga xam ni Union africaine moo leen fa yónni nag ñoom nee nañu daal dëggal nañu ni wote yooyee amoon jaar na ci yoon te ñi nga xam ni ñoo di waa RCA di république centre africaine dëppoo nañu ak li ñu tuddee standard internationaux maanaam wote ya daal lu ci ëpp jaar na ci yoon gisuñu ci dara lu nga xamante ni gàkk-gàkk la leneen li nga xamante ni tamit observateur yooyu ñi ngi koy xamle moo di ni daal ñi ngi ñaan ñépp rek ñi nekk ci wàllu politique bi ñu daal di toog waxtaan ngir jéem a defar lii di république centrafricaine waaye tamit fexe ba jàmm sax fa dakk dinañ ci dellusiwaat ak suñu envoyé spécial ca Bangui Amagor Robert Niang ci wàllu tolluwaayu mbas mi ci talaata yi tey ji nag am na rek juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti test yu nga xamante ni amal nañu ko juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ñëw amee doomu jàngoro bi ñaar fukk ak juróom-benn ay cas contact lañu juróom fukk ay ñaar nekk ay cas communautaire juróomi nit ñàkk nañu ci seen bakkan niki démb ñu ràññee ni ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan bi mbas mi dooree ak léegi ñi ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom lu mat juróom benn fukk ak juróomi tamit wér nañu ba ñibbi seeni kër waaye ñi des ci lalu hôpital yi toll nañ ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeent mu mel ni wopp ji mi ngi wéy di law di wéy di wàllante ñu gën a rek farlu ci diggee kër docteur yi di takk masque yi bu baax di raxasoo saabu di raxasoo gel di moytu daje yi comme ni ko président de la république doon digle sànq ca Fann. suñu rubrique tekki ci réew mi dañ koy jagleel tey kii di Daouda Thiam nekk ndaw lu nga xam ne entrepreneur la di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram wàllu éducation ak formation di jàngale ak tàggat xale yi moom mi nga xam ni mooy PDG université Kéba Mbaye waaye naka noonu tamit moo jiite ONG les 5 ONG 3D moom nag wala Open International moom nag jàpp nañu ni rek bokk na ci ñi nga xam ni ñoo
ñoo gën a ràññeeku ci Afrique ci atum 2018 juróom fukki nit ya nga xam ni dugal nañu seen loxo ci koomu Afrique dugal nañu seen loxo ci yëngal Afrique ci liw baax moom moomee ràññee nañ ko ca loolu nag tax na ba organisation bi nga xamante ni wala boog journal bi di Influence Magazine ñoom ñoo ko tabb boole ko ci juróom fukki nit yi gën a ràññeeku ci biir Afrique. Adama Sarr ak Bara Sow dem nañu xam leenu ak Daouda Thiam lan mooy jaar-jaaram nu mu def ba yegg si fii. waaw maa ngi tudd Daouda Thiam man maay directeur général fondateur université Kéba Mbaye ak l'ONG Open International en même temps aussi université internationale Paul Kagame. mu ngi juddu ci dëkk bu ñuy woowe Niassène nekk ci région bu Fatick Daouda Thiam moom nag jaar-jaaram yépp fii ci biir Sénégal la ko defee. suma jaar-jaar mun naa wax ne comme doomu jullit bu nekk nga juddu ñu jàngaloo la sa diine nga jàng alxuraan après ñu dugal la école primaire maa ngi ko defee Daaru Kër Mor Xoroja Cissé après maam suma entrée en sixième ñëw CEM bu Kër Madiabel ñëw aussi lycée Valdiodio Ndiaye amee fa sama bac ñëw à l'université Cheikh Anta Diop mu doon jaar-jaar boo xam ne da nga si jàngee c'est-à-dire mu doon une jeunesse de souffrance dafa méttoon lool conditions yi demutoon noonu ci côté parents yi comme si environnement bi nga nekkoon loolu aussi am yenn motivation yu mu def si yow nga xam ne lépp loo war a mën a am ëllëg da nga ko war a ñafeel sa bopp. gannaaw ba mu amee ay lijaasam ba noppi taxawal ab kuréel gu ñu woowee Open International di yëngu ci wàllu maye bourse ci atum 2019 nag kii di Daouda Thiam daal di sóobu ci wàllug enseignement supérieur ak lii di formation yemu ca nag ndax day dugg na ci li nga xamee ne moo di wàllug média. biñ demee ba xam ne aussi yàlla suturaal nañu plus de 48 000 et quelques jeunes ñu ngi leen may ay bourse ñu ngi jàng ci école sénégalaise ak école étrangère yi souvent demande bi di ñëw ñu xam ne aussi war nañ mën a indi au moins une touche nouvelle par rapport à l'enseignement parce que toujours yaa ngi jot étudiants yi di xam lan moo leen manqué loolu moo ñu indi xalaat ñu créer université bi loolu moo ñu tax ñu jéem a élargir suñu gamme d'activités yi on a créé notre organe de presse Open Media qui est non seulement une structure de presse mais juste pour aussi pour mun a cadrer suñu étudiants yi ñu mun a def ñuy évoluer dans ce domaine. Daouda Thiam jàpp ne jamono ji li ñuy woowe mbëkk mi nekk na lu doy waar moom nag muy ñaan ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ñu gëm seeni bopp te xam ne fii ci Sénégal mën nga fee tekkee. ndaw doon yaakaaru réew doon ëllëgu réew bu ñuy tànn ñoom di préférer ñu dugg ci gaal gi dem loo xam ne xamuñ dinañ ci mucc wala duñ ci mucc nga ciy dégg ñu ciy dee wala conditions yi ñuy dundee buñ demee ba àgg foofu dafay mel ni dañ leen di promettre loo xam ne lu nekk Europe te en réalité fii la gën a ëppee su dee opportunité wala su dee yaakaar kon donc su ma gis-gis mooy ndaw yooyu nañ dëggal seen bopp gëm ne lépp lu ñuy daw di ko uti feneen mu ngi fii à condition ñu gëm. ci atum 2018 kii di Daouda Thiam ñu boole ko nag ci juróom fukki doomu aadama yi ëpp daraja ci Afrique sowu jant ñi ko amal nag di waa Influence Magazine. tekki ci réew mi lu mën a nekk la Daouda Thiam wane na ko moom mi nga xam ni jaar-jaaram yombul woon waaye fexe na ba samp lu am solo muy UKM di université Kéba Mbaye nekk jiitu Open International ñu ràññee ko ci juróom fukki doomu aadama yi nga xam ni ci Afrique sowu jant daal bokk nañu ci ñuy doxal lii di diwaan bi ñu koy jaajëfal di jaajëfal ñi nga xamante ni ñooñu gunge ci liggéey bi muy jëwriñ Ndiaga Seck ak Serigne Birane Cissé El Hadji Malick Cissé itamit ci coordination bi di daal di jox lenge yi ki nga xam ne mooy Cheikh Assane Fall ca geneen studio ba mu doxal la totale jaa ngeen jëf ci topp gi ngeen di topp programme ITV.